jàmm ji info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di jàmm ji info point net. diwaanu Sénégal ak li ko wër yéen a ko doon laaj mu ngi noonu mooy ka yàlla may kooku mooy alaaji Mouhamadou Thianaré di yëngu lépp lu jëm ca wàllum fajum cosaan ak aada waaw moo ca mën yow mi sab avenir daal di jaaxal alaaji Mouhamed Thianaré moo ma ca daal di doy lépp lu jëm ca wàllum li saxaar bayre jëm ca kër ga ñuy jaay wala sax wàllum néew kàttan ba ci jigéen ji taw a am borom kër wala xale bu góor bu taw a am soxna yow mi ñu ameel bor bañ laa fay ba ca xale bu jigéen boo xam ne mënta am doom tama nga ca néegu sëyam alaaji Mouhamadou Thianaré rek moo ma ca daal di doy gaaw leen gaaw daal di jokkoo ak moom ca 77 476 01 02 77 476 01 02 àdduna baaxoo coow waaye ku wet xam ka la mën kii moo di alaaji Mouhamadou Thianaré ka àdduna wërngal képp daal di nangu ne moom rek mooy kenn ku mën. mais pas mënuñu toog te waxuñu ci li nga xamante ci wàllum inondation bi nga xam ni mooy lëmbee jamono ji ci Sénégal te gis nañu surtout rek bu ñuy xool ci gox-goxaan yi rawatina fi nga xam ne Parcelles Assainies unité 3 bu ñu xoolee foofu jéggi na dayoo ndox mi na mu fa mel tey daaw nañ gis ci waxtu bu ñu demee ba toll fii sax fa laay njëkkee seen question en tant que yow mi bokk ci opposition bi daan nañ leen gis ngeen xoos di dem di xool di masawu naam sax massa dina am lu mu leen defal waaye boobu ba léegi dañ leen a gisul ci inondation yi ci mbënd bi. non da nga naan ñoom ñii médiatiser am na ñoo xam gis def ñaar la am na ñoo xam ne dañuy gis sel am ñoo xam ne duñ def ngir gis sel mais yéen a ngi fay dem est-ce que. ñun ñu ngi siy dem parce que situation yi ñun ñëpp la touché. parce que tamit ku nekk dëkk Dakar am nga mbokk wala am di jàmm wala xarit bu si nekk. xam nga man ce que je pose la question mooy. où sont nos di 700 la moitié des 766 milliards si plan décennal de lutte contre les inondations. parce que une part yaa ngi may jéegu di ma romb. waaw parce que man yéen laa doon laaj en tant que opposition. fi ma jëm maa ngi yemaat côté boobu. non je pense là xam nga ñoom dañ toogoon en 2012. inondation taxoon ñu tas Sénat. inondation taxoon ñu dindi lu bari. inondation taxoon ba ñu jël benn plan ne plan bi kat bu ñu àggee ba fii def première phase fi inondation dem ba benn ministre. muy Omar Gueye mu toogoon ci télé yi naan mbënd moom passé wax lu nekk yàlla ñëw won ko ni lu pire dina ñëwaat mu mel ni moom dafa xamoon secret yi moo tax yàlla tontu beneen bi gis nga inondation gis nga man toujours dama naan ñàkk xam-xam ak ñàkk see associé boroomi xam-xam ñoo xam ne wàll gis nga inondation if buy toll di jamono yi ñu toll waratuñu wax nit ñi ay ndox bi dañoo war a essayer de voir nu ñu mën a dëkkandoog ak ndox mi tabax yi ñu méngale ko parce que inondation chaque fois dafay am ay effets naturels yoo xam ne mooy am boo xoolee inondation fépp lay am ci àdduna mais ñëpp dañ jël ay précautions avant muy ñëw mooy dans un premier temps nord dañu war a préparer lépp mais du doo bàyyi ba affaire yi ne këtt na joon non non mais ministre bu dem banaa interconnexion bi la mais loolu am na yoo xam ne dañ koy régler avant muy ñëw parce que bu demee ba interconnexion nga koy wax rek mooy war ne yow la jigal c'est-à-dire que ñun ouvrage yi est-ce que am na toppatoo bu ci war est-ce que lañ fa def ñu ngi ko topp bassin yi est-ce que bassin yi fa am tey jii attan na ndox bi war a ñëwaat parce que fi ñu def bul fàtte ni zone yi ñu dëkk c'est des zones yoo xam ne ay zones humides la ay dëkkuwaay ndox la soit ay marigots ñoo fa nekkoon ay dex te Dakar presqu'île du Cap-Vert la mooy dëkkuwaayu ndox la. moo tax bu ma déggee kenn naan à 10 kilomètres ak loolu dafa may ti Dakar dëkkuwaayu ndox la léegi nag. pour yooyu. du dafa laaj ay études yoo xam ne laaj ay jàngat yu bëree bëri. ñëw teg foofu laa jëm parce que lu tamit tey Parcelles Assainies unité 3 parce que foofu la ñu gën a joxoñ baraamu maanaam lu jégg dayo ci ndox ñu gis ko fa. waaw foofu tey li nga xamante ni tey par exemple tey xëy na du ñoom ñoo fa dem ñëw rek daggal seen bopp xëy na yoon la jaar ci yoon yu légal. bu Kër Massar wala bu kii bu Kër Massar je veux dire Kër Massar Parcelles Assainies unité 3 bu Kër Massar foofu laay wax foofu tam est-ce que plan bi ba ñu koy jaay xool nañu zone bi. yaa de ñi nga xamante ne war nañu mën a xool wàllu suuf wàllu taxawaay bi fii xam ne fii zone ndox la taxaw ci ba mbir yi nga xamante ni wax dëgg yàlla dal na leen daal vraiment xam nga toujours dafa am ay failles yu am ak ay défaillances yu am yu bëree si ñuy léegee suuf yi tout mooy ak ni ñuy signaloo président ay mu déclassifié c'est-à-dire que dem nañ ba benn moment que Dakar dafa saturé dafa jot pour ñu mën a créer des pôles de développement des pôles régionaux c'est-à-dire que waruñu jël lépp concentré ko au niveau de Dakar si gis nga liy indi effet yëpp mooy à chaque fois que zone ndox boo fa dëkkee tôt ou tard ndox bi dina ñëw jëlaat ko mais dama ne boo demee ba xam ne mënatoo jóge foofu système boobu da ngay méngóol ak jamono
ak dëkkuwaay bi am foofu moo tax ma ne la il faut que ñu jéem a xool nu ñuy dundeek ndox bi dundeek ndox bi si côté ni ñuy tabaxee habitat parce que tamit du ñëpp nga mën a jëlee foofu mënoo jékki-jékki tojandoo ñëpp jox ko même sax seen taw féex yaakaar loxo ma ngay taw ma ngay inondé xam nga loolu c'est inadmissible ngay déloger ñu inondé muy inondé waat moo tax ma ne la dafa am yoo xam ne dañ koy jël en avant muy ñëw mooy d'abord en période boo xam ne période sa ndox amul si ngi mu war a mën a nag préparer ay plan préparer yëpp dem nga ba nit ñi dëkk fi mais corriger dëkkuwaay yi d'accord jéem a xool nag na ngay def adaptation nit ñi mën a dëkk seen ndox waaye bu fekkee ni ñii rek la ñii waxi milliards lañ gën a man ak dige ka jëf. d'accord ci buntu boobu sax fa laay tëjee ndax gis nañ ci page Twitter Thierno mi nga xam ni moom it génn na moom wax ci moment bi nga xamante ni daanaka ci plan d'assainissement bi taxawaay bi lu demee ak milliards yi fa dugg boo xoolee daanaka ñiy suux ci biir ndox mi mën nañ ci toll nañ ci 38% ci 9 ans yi waaye dañu gis ni carrément ñoom dañoo daanu complètement ci wàllu taxawaayu mbënn bi daal. waaw xam nga li ma lay wax moo si nekk gis nga nguur bu amul vision bu claire lu ñëw rek da koy mën ñii moom lépp leen mën. mais est-ce que koy wax de ndox mi wàcc par rapport des moments ci ginnaaw dafa mel ni nag moment. mais étude gis nga ay prévisions day am sur le plan scientifique. bien sûr gis nga un gouvernement war nga à chaque fois xool sur le plan scientifique lu leen di seen kii météorologie di jox parce que bu leen fàtte ni système de radar Ablaye Wade da ko fay defoon. yooyu yëpp mën nay def ay effets yu gën a yokk ndox bi te lu ñuy gën avec le changement climatique ndox bi day gën a bari en ce moment si leen war a defee ay études préparer le terrain du da ngay jël ay milliards rek ñu ne fii mën nga rek nga ne non bassin de rétention non fa ngay def bassin boobu mën na indi danger parce que bu demee ba ndox boobu dafa dem ba fees ko day duggaat ci kër yi il faut que ñu créer d'abord li may wax moo si nekk il faut que état bi nekk état de créativité pourquoi pas duñ def ay transfert créer comme li Ablaye Wade doon wax le bassin du Baol créer zone yi amul ndox ñu ngi ko essayer ni ñuy defee ay pipeline transporter ndox boobu mu jëm foofu parce que ndox kenn du ko yàq doo jël rek sànni nii te dafa am deux formes d'assainissement dafa am assainissement eau pluviale am assainissement eau usée te ñoom souvent dañuy boole yëpp bu ci fekkee nag foofu da daan taa ndox réseau d'assainissement bi baaxul le drainage baaxul amul toppatoo bu réseau d'assainissement bi jóge ci kër yi di ñëw pour des eaux usées dajale bu tawee bu ko fa fekkee dafay indi catastrophe yoo xam te ñëpp xam nañ ni mën conséquences yi muy indi dafa bari sur le plan social sur tous les plans te dafay encourager yenn maladies hydriques yi mu am moo tax ma ne leen lépp mën boo koy lijjanti da nga koy xool ci fànn yëpp mais ñii dañoo amagul vision bu claire boo xam ne mën nañ ci génnee population kon daal fi may daanelee sama kàddu bu mujj rek mooy taxaw ngeen temm tey moo xam opposition bi tey demee li ni mel ni tey boo demee ba ngànk li ni mel ndox comme Sénégal mën nañu wax mbënd jeex na fi yéen en tant que tey conseil yi ñuy jox ak xalaat yi ñuy jox. non bu fekk ñii moom fii ak ñi ngi fi Sénégalais yi nañ pare seen bopp mbënd moom xaadi gu fay jóge parce que jëluñu élan bi sax pour dem ñii jëluñu ko gis nga. pourtant ñoo ngi ci ay stratégie. xam nga lépp loo gis stratégie wax. loolu nga gis. stratégie wax lañ am ñii wax lañ gën a mën ko jëf. ñii seen làmmiñ moo gën a rëy ko jëf. ok baax na ji bi waxtu bi dab nañu looy tàggatoo seen émission noo ko jàngatee mu nekk. jotaay bu am solo di delluwaat di la sant di la gërëm bu baax. di gërëm Jàmm Ji Info. parce que da ngeen ñuy jox ay occasion ñu mën di exprimer wu di mën a wax ak sénégalais yi. di mën a indi tamit suñu participation ci réew mi ak ci doxalin réew mi di sant tamit ñi ma àndal ñëpp rawatina ak si liñ nekk di ko liggéey ak élection locale yi ñu jëm di wax ne bëgg nañoo fas yéene samp suñuy ndënd pour dem jëli ji maire yi ak tamit di gërëm bu baax a baax Sénégalais yi di massaw ñi nekk ci mbënd te di leen wax ni jël leen seen responsabilité sa teel parce que du ñii ñoo leen di génnee ci li ngeen nekk. jërëjëf monsieur Djibi Diop FPRS ànd liggéey Front pour la République du Sénégal mu nekkoon tey seen gan noo ko jàngatee ñu waxtaan ci ay points yu am solo waxtaan rek ci li nga xamante rek ci élection locale yi waaye waxtaan nañ tam ci li nga xam ne moo di wàllu mbind mi nga xamante ni ci wàllu carte d'identité yi nga xamante ni leeral na ci ay leer yu am solo waxtaan nañ ci mbir mi nga xam ne génn Thierno Bocoum maanaam bataaxalam bi waaye tam ci wàllum inondation yi nga xam ni
lëmbe na Sénégal jamono ji kon ñu di ko santaat bu baax tam ci disponibilité bi nga xam ni rek accordé lañ ko xam ne nii jot bi bariwul di ko santaat beneen yoon di leen jox dig dajee beneen plateau waaye tam ci wàllu présentation bi mun taxaal woon réalisation caméra montage Seydina Omar di leen jox dig dajee ba beneen yoon. jërëjëf. jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di jàmm ji info point net